parti bi ñu ngi nii sama ginnaaw maa ngi ànd ak Fatou Ba ñu ngi ànd tamit ak ku ñuy woowee Gouda Diène moom tamit mi ngi ci ginnaaw ñun juróom-ñaari ñun ñooy tànneef yu coalition wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi tànn pour mën a toogal askanu Dakar ci assemblée nationale du Sénégal. mbokk yi nag lu ngeen namm moom la ñu namm mooy mbalit bu nekk ci assemblée bi moom lañ fa bëgg a génn sànni ko ci biti. mbalit boobu nag mooy mbalit buy jaay ay passeport diplomatique, mooy mbalit buy trafiqué ay faux billets, mooy mbalit bu bëgg a dooleel ab góor jigéen ci assemblée nationale, mooy mbalit bu nekk ci assemblée nationale di xuloo di xeex di xaste ak di saaga. mbokk yi nag na ngeen ko déggee noonu Ndakaaru bi fii ndam am na ba pare. waaw ba pare dañuy ñaan yàlla di ko sàkku ci yéen na ndam bi gën a yaatu. élection mairie yi ñu ngi leen tumba fii 100 000 voix écart. élection yi li ñu bëgg nag mooy écart bi nekk entre 150 000 ba 200 000 voix. mbokk yi lu ñu namm ci élection yi mooy am majorité assemblée nationale. doon député taxuñu jóg dama ne na wax ji leer doon député taxuñu jóg. dem ba dëgg naa benn waaye bu fi ñëw Grand Yoff foto Macky Sall la bokk ne moom day wut poste député. fii Dakar du am bataille, Dakar match du fi am, Dakar combat du fi am, Dakar c'est plié, c'est gagné, c'est verrouillé. kon nag ku ko mënul dégg noonu na la yàlla may xoolu muñ wante mbokk yi Macky Sall xam na ñun xam nañ te yàlla mën na seede moom il est minoritaire au Sénégal. dam ci kaso bi génnee Karim Wade ci dëkk bi téye kartu xale yi indi ay caaxaanu paganage moo ko joxoon 58% élection présidentielle bu 2019. 2019 ak 2021 mu jógee 58% xalangu wàcc 42%. donc Macky Sall sait très bien qu'il est minoritaire dans ce pays. minorité nag ku ko doon ci dëgg bi da ngay nangu cohabitation. cohabitation bi nag moom la ñu ñëw waxtaanee ak yéen mbokk yi. su ñu yàlla mayee majorité. loi bu ñuy njëkk a wote ci assemblée nationale mooy loi buy wàññi dund bu cher bi. dund bi dafa cher. lu ko waral mooy puukare bu Macky Sall nekk ci dëkk bi. mbokk yi moo xam ceeb moo xam diwlin moo xam suukar moo xam mburu moo xam gaz moo xam courant moo xam essence loolu leen mun ci laal su doon jar 100 francs na ngeen ko déggee noonu 50 francs yëpp ay taxes. dégg naa benn waay ñëw fii di ma bëgg a soi-disant faire la leçon ci essence. dama ne su ngeen jëlee litre essence su ma baat ci kaw su doon jar 800 francs saa yi bu génnee saar ñu raffiné ko mu génn saar litre bu nekk ñu ngi jar entre 360 ba 380 francs lu ci tegu lépp ay taxes la ak l'impôt. loolu lu ko waral mooy puukare bu Macky Sall nekkee parce que nag dafa bëgg a nekk ci ay roplaan da nga am gouvernement 50 ministres da nga am ay ambassade da nga am ay agence loolu xaalis mooy tax mu mën a doot nekk xaalis boobu nag fan la koy jëlee suñu poche la bëgg a dóor ñoo lank ñoo bañ moo tax ma ne leen majorité bi suñ ko amee mën nañ wàññi dund bi parce que ñun nekk ñu ci ay roplaan wutuñu 50 ministres wutuñu ay ambassade yu ñu jeex wutuñu te nammuñu puukare loolu may wax ci mbokk yi dama ne Mali bii balaa ñuy tëj frontière bi seen camion yi dañu doon jógee Mali Bamako ñëw ba ci port bi ñëw yëpp si fii essence yóbbuwaat ba Bamako te ba tey essence Bamako ça coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal loolu su nekkulee ay taxes lan la moo tax mën na leen dund bi dañ koy wàññi te mën na nekk moo tax dama ne na ku nekk jóg dem wote parce que majorité bi tey ñun ñoo am majorité Macky Sall il est minoritaire. beneen loi bu ñuy fas yéene wote assemblée nationale suñu yàlla may ndam licence de pêche yu Macky Sall signé géej bu Macky Sall jël tayle ko tubaab yi loolu moo waral suñu doomi tey nii mbëkk gaal yi suñu yàlla may majorité dañuy fas yéene jël licence de pêche yi ñu annulé ko ñu renégocier waat ko ak tubaab yi. mbokk yi dama ne suñu mbokk nappkat yi ba ñu doon dem ci géej gi
di fa gis seen bopp di fa am seen sutura xale yi daanuñu woon gis benn gaal bu ñuy mbëkk mais nag soo jëlee géej gi jaay ko tubaab bi ba suñu mbokk mool yi suñu demee ci géej gi duñ ci gis seen bopp mënatuñu fa am seen sutura lan la ñuy def dañuy jël seen ay gaal ak seen ay moteur dem dàq seen wërsëg xale yi di mbëkk gaal yi kon wax ci mooy lan balaa ngay laax jaay nga laax lekk balaa nga jël géej gi jaay ko tubaab yi nga assuré wu que fi ceebu jën bi mët na amul problème te ñu doon daan seen doole ci géej gi ñu ngi ci gis seen bopp ci am seen sutura kon licence de pêche yi dañ koy annulé et on reprendra les licences de pêche beneen bi mbokk yi suñu yàlla may majorité ma bëgg a wax ji leer lii di góor jigéen dina féetoo bon góor jigéen du fi bon góor jigéen du fi bon rek Macky Sall ak njabootam ñoom nee nañu ñoom affaire góor jigéen mënuñu ci yàbbi comme ñoom mënuñu ci yàbbi ñun ñu leen ci yàbbi góor jigéen du fi bon rek na wax ji leer te kooku dañ ko fas yéene di jëm ci assemblée nationale beneen bi suñu yàlla mayee majorité assemblée nationale Macky Sall fu muy yeewu fële ci Mermoz su fa yeewu dafa am assainissement dañ koy lijjanti benn yoon ñu féetoo boor parce que dama ne ab doomu aadama day am dëkkuwaay te dëkkuwaay day am assainissement du liggéeyu mairie assainissement état dañ ko baaxee moo tax ñoom ñu am ONAS mooy office national de l'assainissement du Sénégal tabax ay tali baax na tabax aéroport baax na tabax terre baax na tabax BRT baax na tabax stade baax na wante assainissement tamit am na solo moo tax ñu ne lii di assainissement état su demee ba am ay milliards yu dul jeex pour dem tabaxi dina saxaar ñoo nga am ay milliards pour dugal assainissement ci dëkk bi te xam ngeen fu may waxee leneen lu ngeen xam ne tamit dañ ko fas yéene di jëm ci bu féetoo boor suñu amee majorité assemblée nationale incha allah dañu fas yéene toog ak syndicaliste yi yu yëngatu ci mbiru santé ak mbiru éducation parce que santé ak éducation foog ñu waxtaanee ko Sénégal ku nekk joxe ci xalaatam parce que mënuñu nangu école bi ubbi tey bés bu ci tegu rek xale dem grève mënatul continuer kooku tamit dañ ko fas yéene lijjanti bu ci des tamit mooy dañu fas yéene am ay commission d'enquête parlementaire parce que man ba tey maa ngi laajte ana suma 400 000 francs pétrole bi ak gaz bi te du ñu ma toog yow ana seen 400 000 la ana seen 400 000 waaw dañu tuut baaraam rakku président ne ko yow yaa dóor suñu 6 000 milliards Macky Sall ne rakkam jëlul dara comme rakkam jëlul dara suñu toogee assemblée ba am majorité dinañ ko woo nànk ci yarak tegi na ko toogal question réponse parce que dañ leen tuut baaraam ne ñaa leen sàcc suñu pétrole ak suñu gaz ñu ne ñoom laaluñu suñu pétrole laaluñu suñu gaz dañoo am majorité suñ ko laalulee mais bëgg nañ xam kan moo koo laal parce que am na ku ko laal te ku ko laal bokkul ci opposition ci nguur gi la wax kon commission d'enquête parlementaire dafa am solo mbokk yi bu ci tegu ñaawteef bi Macky Sall nekkee ci dëkk bi di jël ay doomu adama di leen di tóor bu ñu jaar fa ñàkk seen bakkan ndax lan nam ci ñoom lenn ñu wax du ñu xamut ñu wax du ñu fekkut wala ñu wax du ñu yëgut jëmale ko ci Ousmane Sonko ñu ne bokk ci ay élection loolu dafa ñaaw parce que dañu gàggal Khalifa Sall dara fekku leen si ñu gàggal Karim Wade dara fekku leen si ñu ne maintenant kan mooy dese Ousmane Sonko mooy dese lan la ci nama troisième mandat boobu nag mbokk yi dama ne troisième mandat boobu mbokk yi dañ koy tere Sénégal moo tax su ngeen ma dégloo ñaar moo am wala ñu lijjanti troisième mandat bi le 31 juillet mu fekk ko coow du am xuloo du am xeex du am wala troisième mandat à la kuli al deret dina pour ci dëkk kon nag mbokk yi dama ne comme Macky Sall amul yërëmande ci ñun ñeneen yërëm suñu bopp yi 31 juillet ma bëgg a wax ci leer ku mu neex ànd ak ku ko neex ku mu neex jàppale ku ko neex képp ku fi woteel Macky Sall ak njabootu Macky Sall yaa ngi dooleel góor jigéen Sénégal képp ku fi woteel Macky Sall ak njabootu Macky Sall amoo benn yërëmande ci askanu Sénégal ci dund bu soo ñu dund képp ku fi woteel Macky Sall ak njabootu Macky Sall daanaka yow da ngaa bëgg a yee fitna Sénégal
parce que troisième mandat dañ koy xeex dañ koy tere Sénégal kon mbokk yi loolu moo nekkoon kàddu yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant te ngeen waxal ma bojo bojo yi parce que le troisième mandat dañ koy tere Sénégal maa ngi leen